ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak ITV juróom-ñaari waxtu jot na bismillah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bopp bi Sénégal doon màggal tey jii ba mu moomee boppam ci atum 1960 yem ak tey jii juróom-benn fukki at ak juróom-benn njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye rek ñu amale ko tey jii ca Thiès kaay mu daal di ci yëkkati ay kàddu jëmale ko ci taxawaay organisation bi waaye nag soññaat askan wi te mbébétam mooy fexe ba région yi nekk fii ci Sénégal bu ne rek ñu mënu fa féete lii di nag 4 avril bokk na rek ci xibaar yi nag yemuñu ba kese ci Thiès daanaka région Sénégal màggal ba ci Guilé ca Louga jot nañ ko daal di amal ci teewaay ki nga xamante ne rek moo di nag gouverneur ba di Ndeye Nguénar Mboye yu mu porox ndollu si ndax ne ñoom itam daañu màggal juróom fukki at yi nga xamante ni Louga am na ko ginnaaw ba ñu ko sampé ci atum 1976 waxtaanee rek nag ci wàllum anam ñooñu rek daal dinañu addu amal lël bu am solo boo xamante ni dañu ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu gu nu mel lël la jaytuwaat gën a sàmmat àllam bi ñu ànd ceeg ki nga xamante ne mooy directeur général bi di Bekay Diop ci yile jotaayu xibaar mbokk yi li moo gën a fës ci xibaar yi nes gis ñu dal leen jàmm ci xibaar yi dañu koy dooree nag ci Thiès mi dalal niki tey ji rek juróom-benn fukki at ak juróom-benn ginnaaw nag ba Sénégal moomee boppam ñu daal di ko fa taxawal atu ren jile njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nag teewee ko rawat na rek gan yi jógee ca biti réew wala fii ci Afrique mu doon xew-xew buy mandarga ba ñu moomee suñu bopp mu porox ndoolu si nag moom njiitu réew mi yëkkati ay kàddu ne bu sañeen daal lii di 4 avril dina ko toxal ci région yi nekk fii ci Sénégal ngir fexe nag kenn ku ne mën a yëg boppam mi ngi daal di nag rafetlu waaye tamit lu jëm ci Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xamante ne ñu ngi koy wàcc amal daal dina ci yëkkati kàddu di rafetlu taxawaay yi nga xamante ne ñi di takk der yi amal nañ ko waaye tamit di rafetlu teewaayu naataangoom bii di njiitu Gabon mi nga xamante ne moo nekkoon invité d'honneur ci xew-xew gi la ñu teewlu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye. wax Kayoor xam ne bokk na ci foo xam ne fii la ñu njëkk a bañ nooteel fii bokk na ci cité yoo xam ne fépp yàgg na fi ci bañ ñu teg leen loo xamante ne tegul ci yoon bokk nañu tamit ci li sooke indépendance gi ci Sénégal ak fépp ci réew yi ci Afrique kon tey bés la goo xam ne bés gu am solo la ci li ñu door yóbbu défilé yi ci feneen fu dul Dakar te ñu def ko ngir fu ne ci biir Sénégal sénégalais yëg ne que état bàyyi na leen xel nguur gi bàyyi na leen xel te jox na ñépp seen cër thème gii nga xamante ne moom la ñu jàpp ren muy force de défense et de sécurité partenaire des Jeux olympiques de la jeunesse day wone que taxaw ngeen tem ngir li seen wàll ci teraanga gii ñu defal Afrique defal ko Sénégal ñuy dalal ci bu njëkk ndaje gu mag googu te xam naa tamit jumtuwaay yi ngeen jël matuwaay yi ngeen jël ngir kaaraange gi mat sëkk fépp foo xam ne ay nit dinañ fa am compétition ci cadre Jeux olympiques de la jeunesse. may sant di gërëm bu baax sama xarit di président république gabonaise Oligui Nguema mu ñëw teewe ji bés bii tey gën ni ñu la tànnee nii nag du loo xamante ne tàndus dafa di loo xam ne dañ ko lal ci xarute gu yàgg ci jëflante gu yàgg ci diggante Sénégal ak Gabon. njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jàpp leen démb nag ba mu am discours de la nation daal dina àddu rek ci jafe-jafe yi nga xamante ne université yi nekk fii ñu ngi koy daal di jànkoonteel moom nag njiitu réew mi xamle na ne dina ci def kéem kàttanam ngir saafaral jafe-jafe yooyu nga xamante ne mooy gàllankoor nekk lii di njàngam bu kawe bi bokk na rek nag ci lu mu xamle ne at la boo xamante ne métti na ci ndongo yi waaye li ci war dina ci àddu ay réforme yes yoo xamante ne ki koy gunge di jëwriñ bu ñu dénk wàllum nag njàng mu kawe mi ñu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ñu teewlu ba tey ay kàddu. ren gii dund nañu lu metti te ànd ak tiis ci université yi àgg na sax ba benn bakkan rot ci muy kii di Abdoulaye Ba ñu koy jaalewaat ay waajuram ay xaritam communauté universitaire bi yépp waaye tamit askanu Sénégal bi yépp bëgg loolu jeex abadan ci Sénégal moo tax faw rekk ñu soppi doxalinu université yi ak ni ñu yoree njàng mu kawe mi yéena googu lu ñu teel a fësal la ci woote pencoo
woowee ko agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ANTESRI. li ñu ci jublu bokk na ci daara yu kawe yi du ubbi ci waxtu di tëj ci waxtu ndax ni mbir mi jaxasoowee ci fànn woowu mooy sabab gu gën a fës ci liy andi xew-xew yi ci université yi fi mu toll nii nguur gi siife na ak université yépp lu ñuy woowee contrat de performance ngir njàng gu gën a ñong fépp ci Sénégal waaye bu loolu weesoo ni ñuy tàggatee suñuy ndaw ci tuut tànk yi ba ca daara yu kawe yi la ñu nekk di xoolaat mbokki Sénégal. mi ngoog benn dëkk ñaari gaar dalal nag 66e édition bu ñu jagleel anniversaire indépendance su Sénégal waa Thiès daa ci ànd mbégte contentement rawatina rek ki nga xamante ne mooy nag maire bu gox ga di docteur Babacar Diop daal dina dellu si rek donte amoon yenn ci jafe-jafe wala sax délai bu ñu leen joxoon dafa daal di gàtt waaye def na kéem kàttanam ngir nag rafetal ñongal mbir mi ndax nag défilé bi am ci anam bu mucc ayib ñu teewlay kàddu docteur Babacar Diop ci micro Isidore Alexandre Sène. xanaa am mbégte ginnaaw bu ñu santee suñu boroom ndax bi dogal bi wàccee ñu bari dañuy xaju fi ñenn ñi ni antanuñu ko ñenn ñi ni sax ak yàkkamti da ca am ci mbir mi mu doon défi boo xamante ni Sénégal mi ngi doon xool Afrique di ñu xool àdduna di ñu xool mais tey ku ñëw Thiès wala nga seetaan télé yi xam nga ni Sénégal yàgg naa féete indépendance waaye indépendance ren bii musul am te dina nekk indépendance boo xamante ni day dugg ci taarixu Sénégal ci rafet ci organisation mais surtout ci askan wi wane bu ñu wane ni fête bi seen fête la depuis une semaine amul kër gu amul gan quartier bu amul gan école yi góor ñi jigéen ñi ndaw ñi génn partagé dalal gan ñi démb président de la République jeunesse su Thiès génn jigéenu Thiès génn teeru ko taral ko ñëw tey ci fajar ñëpp génn pour lan tey la 4 avril ñëpp génn avenue Caen mujj xat naaj bi tàng nga yaakaar ni nit ñi dañuy dem fan nga gis Sénégal naaj bu tàng xale yu toog kon tey jii Thiès la ñuy delloo njukkal Thiès la ñuy sargal bu baax a baax ci seen comportement ci fête bi man de am naa ci mbégte bu baax a baax ginnaaw bu ma santee suñu borom bu baax a baax. parce que fête bi am na waaye dégg nañ la nga ne dafa war a nekk loo xam ne day dolliwaat koom-koom ak dundu budget. La suite c'est l'héritage événement bu amee nii am na lu mu indi tey ñun jàppale nañu à la mairie. li ngoog mu doon ay kàddu docteur Babacar Diop di maire nag bu Thiès def liggéey bu mucc ayib ngir rek nag lii di événement wu 4 avril bi mu jaar ci anam bu jéggi dayo ba tey dañuy desandi ci màggalu fête indépendance bi xam nga ne yemul Thiès daanaka ci yeneen gox yi ci Sénégal itam jot nañ ko fa màggal fu mel ni Louga ci teewaayu nag gouverneur ba di Ndeye Nguénar Mbodj nag màggal na ko mu porox ndoolu daal di xam ne juróom fukki at yi nga xamante ne Louga da koy amal ñu sampoon ko ci atum 1976 ñoom it dañu ko màggal Abdou Diouf lu nu mel ba tax na rek ñoom it ñi ne dañu fexe nag itam màggal bés boobee waaye tamit di rafetlu li nga xam ne rek moo di ba ñu moomee suñu bopp ba léegi ni ñu cëwlu ay kàddu ki nga xamante ne rek ànd ceeg Mamadou Ndiaye Ba ca Louga. profité aussi si défilé 4 avril bi di wax ne Louga ren lay féete cinquantenaire am ndax ñu ngi ko créé woon en 1976 donc ren dina am 50 ans kon nag loolu tamit ñu ci xaar askanu Louga ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ndax bu boobaa war nañu wane liggéey Louga ci li mu am muy potentialité économique potentialité culturelle ndax Louga dëkkub culture la dëkkub cosaan la potentialité religieuse également mi ngi fi yooyu yëpp bëgg nañ ko wane waaye nag di sargal ñi nga xam ne ñoo téye woon région bi ba mu toll fii muy nit ñu baax ñi góor ñi jigéen ñi xale yi ku ci nekk fa ngay béye sa waar liggéey bi nga xam ne defoon nga ko ci dëkk bi ñu war ko mën a fësal sargal la kon nag ñi ngi ñaan askan wi ñëpp ñu ba jàpp ci liggéey boobu ndax ñun ñëpp ko bokk.
mi ngoog mu doonay kàddu ndey ngeen a rambo jooy ñu jóge rek lu ko wutali ci ak Kanel ñoom itam daal nañu rek fêté célébré 66e anniversaire ba Sénégal moomee boppam ginnaaw nag atum 2019 lañ ko gëj a rek daal di fêté tey jii nag ginnaaw ci teewaayu autorité bàyyi ñu kenn képp koo xamante ne fa nga yeewoo amul xaj amul seen ñoom ñëpp ñoo daal di booloo doon benn fas yéene màggal bi ci ji nga xamante ne ñoom ñoo ko moom waaye rek dinañ ci dellu si ci nu mu gën a yaatoo yi xibaar yi. ba tey rek ci wàllum xibaar maa ngi leen ko doon junju agence nationale bu yor wàllum affaire maritime di anam nag mi ngi doon amal ab lël bu am solo boo xamante ni dañu koy jagleel lépp lu jëm rek nag ci décarbonation ak secteur maritime bébét gi rek mooy wuti ki pexe yoo xam ne directeur général bii di Bekay Diop moo ko bootu ànd ceeg ñi nga xamante ni dañ ko cay taxaw ngir nag gën a doolelaat wàllum développement économique waaye tamit lu jëm ci exploitation lu jëm ci suñu matière première yi ñu teewlay kàddu Bekay Diop ci micro Cheikh Maguette Mbaye. Green Voyage 2050 nag am na ay participants yu bëri ñoo xam ne jóge nañu un peu partout dans le monde on a même am nañ même ay représentants wu OMI donc organisation maritime internationale bi nga xam ne ONU l'équivalent dans le maritime moom mooy OMI organisation maritime internationale. pour waxtaan si nan la ñu mën a def pour xayma li nga xam ne jéego yi nga xam ne war nañu ko mën a def war nañu ko mën a poser sur la table pour mën a arriver en 2050 avec zéro gaz à effet de serre. maintenant nag liggéey boobu dafa nekk liggéey bu métti boo xam ni ay étapes la yoo xam ne étape bu nekk dafa am diir boo xam ne si nga ko war a defee dina métti lool waaye am nañ ambition yegg fa parce que quand même suñu waxee planète wax quand même gaz à effet de serre et je pense que suñu continuer nii te defuñu si teguñu si ay jéego dans le domaine maritime bi nga xam ne moom foofu lañ nekk je pense que le risque mooy ñu bañ fa yegg en 2050 ak objectif yi nga xam ne moom la ñu am muy objectif yu mag. am Sénégal dañu jël le OMI jël tey pour mu commencer li nga xam ne mooy Green Voyage 2050 jël nañ par exemple ñaari chaloupe plutôt yoo xam ne moom la état du Sénégal di jënd à travers agence nationale des affaires maritimes et si ñaari chaloupe yooyu nga xam ne ñoo war a def liaison maritime Dakar Gorée parce que chaloupe yooyu fii ak ñaari at incha allahu rabbi dañ ko gis Sénégal. carburant bi nga xam ne mooy dugg si biir loolu la ñu tuddee hybride c'est-à-dire que dina am électricité dina am aussi gasoil. point yu bëri yoo xam ne c'est une liste vraiment exhaustive boo xam ne du jeex mënu yem si benn page plutôt yooyu dinañ ci jéem a xar suñu tànk tuwéy pour yegg fa. mi nga ko directeur bu SAED da doon amal rek ab tukki ndemeeku foofee rek ca terrain bu bët gànnaaru réew mi Alassane rek ba nag ci département bu Matam Kanel foofee la daal di amal xool liggéey yi nga xamante ne dañ ko jagleel piste de tradition de production bi nga xam ne dañ ko jagleel ak sorigo ak bow périmètre agricole bi sax doon lu am solo directeur bi daal di firndewaat taxawaayam waaye tamit anam ji nga xamante ne rek moo di liggéey yi nu muy daal di bare mu daal di si kontaan Matam dañ ci ànd ak Amadou Martial. directeur général bu SAED amoon na ab tukki nameeku ci bët gànnaar réew mi ginnaaw bu mu jógee fale ca Bakel moom Alassane Ba jot na visité commune bu Ourossidi ci Dandemayo Sud bi ngir xool fan la travaux piste de production yi toll diggante Soringa ak Bo moom njiitu bu SAED bi mu ngi rafetlu bu baax a baax liggéey boobule. ñaari pàcc la woon benn pàcc bi moo doon mise en valeur bi ñu xool ko wax naa la ko léegi ni mu demee mais beneen pàcc bi mooy xool aussi chantier yi ñaari pàcc la moom it benn pàcc bi mooy piste yi ñu ngi avancé et entreprise bi nga xam ne mooy def piste yi nga xam ne fii pratiquement Kélimane autour de 37 kilomètres ñu ngi ko war a def fii au niveau de la région de Matam avancement bi baax na ils sont autour de 80 à 85% te jox nañu ma engagement que ni d'ici l'hivernage dinañu jeexal lépp donc loolu man déjà loolu am solo la. calendrier culturel yi jëm ci wàllu mbayum ceeb maanaam contre saison chaude directeur général bu SAED mu ngi rafetlu bu baax a baax engagement bi nga xamante ne baykat yi nekk fii ci diwaan Dandemayo Sud bi ñu ngi koy def. vraiment c'est une impression de satisfaction je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu parce que nit ñi wane nañu engagé noonu te boo xoolee au-delà de sites yi nga xam ne moom la ñu visité ci département ci région de Matam. déjà bay nañ fi pratiquement 2600 hectares c'est ça c'est vraiment magnifique mu wane ni am na engagement pour contribuer à la souveraineté alimentaire défini par les plus hautes autorités de ce pays moom ci cadre agenda 2050 donc maa ngi leen di féliciter. ci tukki nameeku bi nag baykat yi jot nañ yëkkati ay kàddu yi jëm ci wàllum jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkanteel ci mbay mi. On avait prévu 130 tonnes d'urée pour le magasin de Bow.
mais on n'a reçu que 50 tonnes pour le moment. Donc pour le DAP, c'est 45 tonnes qui étaient prévues pour le magasin de Bou et on a reçu 44 tonnes. Donc aujourd'hui notre problème c'est dur. Amadou Maha Diallo ñu daal di jeexalee xibaar yi nag ak groupement bi duppee seen bopp nag xalaatu jigéen ñi nekk ca jàmm fi nga xam ne rek mu di jàmm génn Sicap Mbao jot nañu rek daal di jeexal wéerum lemu bi nga xamante ne mooy mois de mars bi ñu jagleel jigéen ñi ñu ci doon amal nag ay xew-xew yu bari luñ ko jàllale mu di justice boo xamante dafay tëddee njaaxaanaay waaye itam ñu fexe ba gën a jox gëdd doole jigéen ñi taxawu leen ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ dund occasion la woon ngir ñu dellu si waat rek nag ci jafe-jafe yi nga xam ne soxna yi dañ koy jànkonteel ci biir réew mi ci wàllum financement waaye tamit moomal seen bopp ba noppi ñu jox leen suuf yoo xamante ni dañ ci mën a béy ñu tellu ci ay kàddu ki di Ndeye Guignane Diouf moom nag mooy njiit ki la ci micro Cheikh Maguette Mbaye. te ku wax jigéen wax société te ku wax jigéen toujours nee naa li xel di xalaat bu ko doole mënoon a daj jigéen mu ngi xalaat nan laay def ba gerte caaf bi may jaay ma avancé ci. nan laay def ba sama borom kër bu defee benn ma def ñaar wala bu defee benn ma def benn jàppale ko nan laay def ba yar sama doom yi ci yoonu siraatal mustaqim nan laay def donc du coup y a beaucoup de nan laay def parce qu'il faut être indépendante et autonome dans la vie. lu ñu tàyyi di tàllal loxo bonne volonté yi di tàllal loxo nguur gi di tàllal loxo képp koo xam ne jigéen nga. nañu gëstu jigéen ñi. waxuma jëyee xalaatu jigéen Diamaguène Sicap Mbao rek waxuma jigéen kullu xum ci biir commune bi boo yeewoo 5 heures du matin 4h30 jigéen ñi ngay njëkk a gis ci tataay car rapide yi ngay tëdd si minuit 1h jigéen ñi ngay taseel kon vraiment nañ gëstu jigéen ñi buñ gëstoo jigéen ñi rek jigéen xam na li ko war xëy na doole bee fi nekkul. dans la vie il faut viser la lune si tu la rates tu décroches une étoile te xam nañ ne jigéen maa nga siinu yàlla la. jigéen ndabal yàlla la ku ko tuur ku ne fay ko te comme toujours bu ñu joxee góor ñi de 1960 ba léegi ku fi mënti ñëw tamit Sénégal nee naa fal foole la ñu mën mais mënuñu fal ku fi ñëw ñaari weer lañ la may ñu commencé di la diingat léegi ñun bëgg nañu wax dëgg yàlla samp suñu ndënd ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. mi ngoog ñu delloowaat ca Kanel waxtaanee rek nag lii di fête indépendance bi nga xam ne amal nañ ko foofii daanaka atum 2019 lañ ko fa gëj a amal ren ci nag dañoo dajale waa askan wa yëpp bàyyiwuñu kenn ñëpp daal di toog fas yéene màggal ba ci gile waaye tamit ñu ci rafetlu taxawaay ak li nga xam ne force de défense et de sécurité yi di takk der yi jot nañ ko def ngir fête bi am ci anam bu mucc ayib ba Kanel dañ ci ànd ak Amadou Martialou. mbooleem nag yi yëngu ci askan wi ak yi nga xamante ne ñoo yor wàllum armée bi ki nga xamante ne moo jiite département bu Kanel ñoom la àndal màggal lii di 66e édition ginnaaw la Sénégal moomee boppam li nga xamante ne nag gëj nañ ko gis fii ci Kanel depuis atum 2019 ngir biile édition nag capitale bu Damga bi nag daanaka képp ki fa yeewoo ñëw nga taxaw jàpp ci bis bi autorité préfectorale bi mu ngi rafetlu bu baax a baax taxawaay tàkk der yi kaaraange askan wi. teewaay ci fête de l'indépendance ren seetlu nañ ñu tàmbaliwaat nañ fête yi ginnaaw bi ñu toogee lu yàgg fii ci Kanel amal ñu ko mbas mi moo fi jaar ñu ngi sant yàlla défilé bi jaar na yoon ñëpp kontaan nañ si kenn desul waa armée ñëw nañu gendarmerie ñëw nañu élèves yi ñëw nañu structure yëpp ñëw nañu te bu ngeen gisee mu jaar yoon c'est parce que dafa am préparation ak coordination bu mucc ay boo xam ne capitaine commandant compagnie gendarmerie bu Matam moom si boppam moo ko jiite. ñu ngi profité ci occasion bi félicité ñi nga xam ne ñooy takk der yi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci yor kaaraange département bi muy commandant brigade de Kanel de Ndendoy de Selmé et de Waoundé taxawuñu suba ngoon guddi ak bëccëg ñu ngi def ay patrouille pour sàmm ñu. li nga xamante ne nag buñ koy seetlu moo gën a soxal askan wi mooy wàllu kaaraange loolu tax préfet bu Kanel mu ngi woo mbooloom askan wi ngir ñu gën a lëkkaloo ak force de défense ak sécurité yi pour mun a xeex loolu. kon nag dañ leen war a jàppale si liggéey boobu ñuy def ñu collaborer ak ñoom fête baa ngi nii donc ñu ngi ñaan ñu fekkee ko déwén mais bu déwénee aussi li ñu jàpp mooy ñu fexe ba département bi yëpp gis ci seen bopp par rotation bu ñu defee fii ren bu déwénee ñu jàll beneen arrondissement ainsi de suite ñu ngi leen di sant di leen gërëm.
ci célébration bi nga xamante ne day marqué 66e édition bi nga xamante ne Sénégal moom na boppam li ñu gën a seetlu fii ci Damga mooy défilé civil ak militaire waaye nag mboolem établissement yi nekk fii ci département bi xale yi ndaw yi jakartamaan yi sàmmkat yi nappkat yi ak baykat yi ñoom ñëpp ñëw jàpp ci bés bi mu nekk défilé bu mucc ayib ngir mun a taaral bésu 4 avril bi. ngook mu jekk lool rafet mu mel ni fête bi nag Sénégal yëpp ñoo ko daal di féete mu doon lu am solo ci ñun di ñu fàttali ba ñu moomee suñu bopp waaye moomeel boobee duñu fàtte ñi nga xamante ne ñoo demoon te toolu xare ga di suñu maam yi anciens combattants yi def liggéey bu am solo ngir tey jii ñu moom suñu bopp kon nag fête bi yal nañ ko yàgg di féete te buñ koy féete rek ñu fekk ñëpp nag daal di nekk si jàmm mbokk yi fii la ñu daal di yëm ak yéen jotaayu xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd beeg teewlu bi jaajëfal ñi fare woon ci xarala bi ngi xibaar yi daal di yem ba juróom-ñetti waxtu xibaar ci kàllaamay nasaraan liñ ci ànd ak Mamadou Sy jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm